إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. mbokk yi ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy xafizahullah wa ayyadahu wa raah. mu mel ni seen mbokk Babacar Lo moo ñëw tey fas yéene ci cadre université du Ramadan weccente présenté leen benn thème bu ñuy wax problématique de l'éducation à l'ère des technologies de l'information et de la communication. xam naa daañ ci ñëwaat ci biir waaye pour wax xàll bi nga xam te ne moom lañ ko fas yéene jël dañ ko nar a waxtaane ci ñetti ponk. benn bu njëkk bi mooy daañu taxaw ci ñaari baat yi muy baatu éducation ak baatu technologie de l'information et de la communication. beneen bi ci des daañu taxaw ci rapport yi nga xamante ni ñaar ñooñu war nañ ko mën a am. ci biir loolu faw ñu jaar ci naka la TIC yi duggsee ci éducation faw yi tamit ñu wax ci enjeu yi nga xamante ni seen duggsi ci éducation moom la am waaye dinañ jaar ci lennat ci ay ressources tiis yoo xamante ni moom la ñu mën a jëfandikoo ci wàllu jàngale mi doo ko ñëw nag ci ce qu'on appelle donc des rapports fondateurs de tension te mooy ñoom ñaar diggante éducation ak TIC seen jëflante am na lu mu jur. muy xam ay laaj yu fiy taxaw la muy xam ay défi yu fiy taxaw la wala ay jafe-jafe yu fiy feeñ su loolu jàllee nañu doog a ñëw ci ñetteelu ponk bi
mooy d'une nécessaire régulation de l'usage des TIC par l'éducation te mooy fan la ñuy mën a xaar est-ce que ci du lu laaj éducation ci boppam wala ñi nga xam te ne ñoom ñooy toppatoo wàllu éducation wàllu yar est-ce que du laaj ñoom seen bopp ñu am benn taxawaay bu ñu am jëmale ko ci TIC yi ngir yëf yi gën a mën a ñoŋ kon loolu mooy fi ñu ko nar a wéer ci xàllu waxtaan wi yéen ñu dugg si ci nag dañuy fàttali ni doomu aadama muy nit ci boppam sunu borom moo ko mooñaale ak mu soxlawoo ku ko tàggat mu soxlawoo ku ko yar moom la ñu tuddee le principe d'éducabilité soxlawoo bu mu ko soxlawoo mooy tax ñu di ko teel a dugal école mooy tax ñu di ko yóbbu ca daara ja waaye mooy tax itam ay waajuram di tànn environnement buñ koy dugal yére yuñ koy wutal ak yeneen ak yeneen ak yeneen foofu mu wuute fa ak bàyyi may ngir mu loolu mën a sotti nag taxawaay boobu ci wàllu éducation dafay am lu muy soxla mooy ay jumtukaay dafay am lu muy soxla mooy faw jokkalante kàddu jokkalante xalaat ak yëg-yëg di ca am mais loolu ngir muy sotti toujours dañ koy bëgg di dëppale ak jamono bi nga xamante ne ci la ñuy yar kon yar wala njàngale wala tàggat munta dem lu dul ne dafa bàyyi xel jumtukaay ya nga xamante ne moo dëppook jamono dañ koy def ba tax na tey bu ñu doxee ba ñu ne technologie de l'information de la communication dugg si na te bi mu dugg see ñu ngi koy jëfandikoo ci wàllu éducation wala boog mu ngi ñëw di gaar éducation dina fi taxaw sunu kanam ay laaj yu bari ñu mën caa jukki rek di laaj ba xam ndax dugg bi nga xamante ne TIC yi dugg si nañ ko ci wàllu éducation ndax dana ndax njëriñu kese la koy jural wala déet waaye itam seeni jëflante ñoom ñaar mooy TIC ak éducation bu ñu jëflantee rapport yi lan la mën a jur ci penc mi lan la mën a jur ci kiy yar nan la mën a jur ci ki ñuy war a tàggat yooyu ay xeet la ay laaj yu fi ñëw ak yeneen yi nga xamante ni des na ci ñëwaat ci biir pour mën a wan ne donc foofu la ñu war a bëgg a sës li nga xamante ni moom la ñu taxaar ci wàllu waxtaan bi bu ñu taxawee donc ci ponk bu njëkk bi mooy jéem a leeral baat yi muy ñaari baat bu njëkk bi mooy baatu éducation xaw nañ ko brosser tuuti ñi ko firi bëri nañ waaye ñun ci fi ñu ko soxlaa tey dañuy wéer sunu kàddu ci définition bi nga xamante ne moom la ko Philippe Mérier jox ci kuuram bi muy tuddee penser l'éducation et la formation ndax dafay wax ne l'éducation est une relation dissymétrique ñu bàyyi xel boobu nécessaire et provisoire visant à l'émergence d'un sujet moom faram-fàcceel na ko boppam mais du fi xaj ñu jukkat ci rek yenn biir dafay wax ne bu ñu nee dañoo nekk ci wàllu éducation mu ne dafay am relation buy dox diggante ñaar diggante kiy yare ak ki muy yar kiy jàngale ak ka muy jàngal kiy tàggat ak ka muy tàggat mu ne waaye boobu relation du relation diggante ñaari nawle bu ñu waxee fii nawle delloowuñ ko ci wàllu gënalante waaye ci wàllu domaine ba ñu séq te mooy kiy yar ak lu mënti xew mooy faw mu am lu mu ëppalee faw mu am lu mu rawee ki nga xamante ne moom la ñuy yar wala moom lay jàngal wala moom lay tàggat moo tax mu ne c'est une relation dissymétrique te loolu mu ko jiitoo moo koy may mu tànnal ko li muy jàng li muy xam mooy may waajur bi muy tànnal doom ji tur di ko wutal tur bu baax mooy koy moo taxoon tamit mu jiitu ci loolu wutal ko waajur ku góor ki tànni soxna ku jigéen ki taamu borom kër loolu yëpp ngir sédd ka war a ñëw ëllëg waaye tamit mooy tax mu naan ko bu am pojotee mu wutal ku góor yi xeetu jouet wutal ku jigéen yële xeetu jouet bu sol yére jotee noonu bu leneen jotee noonu
kon dissymétrie boobu moom moo tax mu am boobu sañ-sañ ci tànn ko waaye tamit mooy may ki nga xamante ne mooy jàngale mu tànnal ki muy jàngal lan la war a jàng ak la ca nekk ci ginnaaw yëpp ci dispositif bi ci cadre sur le plan institutionnel kon c'est une relation dissymétrique waaye tamit c'est une relation nécessaire wax nañ ci njëlbeen ne nit dafa nekk ko aajowooñ yar dafa nekk ko aajowooñu jàngal ko loolu soxla bu nga xamante ne sunu borom moo ko mooñaale mënul ñàkk waaye dafa nekk une relation provisoire moo di ne xeetu yarin boo munti jël wala formation boo munti jël wala tàggatin boo munti jël tëdduwul benn wet rek dal di béel ca noonu dana bëgg di soppeeku léeg-léeg en fonction ci sujet bi yan disposition la am ki ñuy yar waaye ci contexte bi ñu koy yaree waaye ci jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu di jëfandikoo ngir mën a jàppandal pour wàllu yar moo tax kon boobu xeetu relation da munta tëddee benn wet rek day bëgg di wëlbatiku dina bëgg di soppeeku loolu ñu bàyyi ko ci xel ñu bàyyi ci xel yi tamit ne teewaayu kiy yar wala kiy jàngale ci jamono ba mu koy yaakaare war koo def du farata toujours maître bi mën na nekk ci kanamu élève am di leen jàngal waaye professeur bi tamit mën na nekk ci kanamu élève am di leen jàngal waaye léeg-léeg mu war leen mën a jàngal te ñoom duñ ko gis kon teewaay bi du toujours mu nekk farata beneen bu mujj bi nag mooy ku dee da ngay yar da nga am koy waajal te ki ngay waajal kon du pour tey pour ëllëg la bi nga koy waajal da nga am ay compétences yoo bëgg a def ci moom bokk na ci compétences yooyu ce qu'on appelle les compétences sociales mooy teggin yi nga xamante ni jikko yu sell yi nga xamante ne moom la nit ki soxlawoo ngir mën a jëflante ci pénc bi ci anam bu ñoŋ waaye ku ñu yar nga am teggin dana baax leneen lu ko duufal lu ko gunge la koy gunge mooy lan mooy xam-xam bi nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci téere yi te di ko yenkeewal nit ki ngir mu nekk donc ku citoyen bu nga xamante ni citoyen bi ñuy soxla la ñetteel bi mooy des compétences professionnelles ndax i tamit ki ñuy tàggat dina toll jamono mu aajowoo liggéey mais ngir mu mën a liggéey dafay baax ñu former ko ci lu jiitu waaye mu amaat yeneen xeetu compétence yoo xamante ne nay na xëy na peut-être duñ koy tudd mooy les compétences spirituelles xëy na boo demee ci waa daara ji ñoom dinañ ci développer lu sori mais boo demee ci littérature francophone bi xëy na dina néew lu muy jël ku mel ni Hélène Hadjiès rek dina ci dikk ak ñeneen ñoo xamante ni pour wane ne donc compétence spirituelle yooyu delloo ko soit ci aspect bu dellu ci wàllu xel kese li nga xamante ni moom la ñu soxla ci tàggat xel ngir mu mën a taataan ngir mu mën a teewlu waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañ koy delloo ci li nga xamante ni mooy may nit ki mu mën a taxawaay bi muy delloo boromam njukkal taxawaay bi koy mën a lëkkale moom ak boromam ba nga xamante ni lu mu def mu mën a ñibbi ci wàllu boobu loolu boobaa day dellu ci wàllu diine kon nag su dee loolu la ñu dégg ci wàllu éducation ñu ne am na lu muy jur am na lu muy laaj te mooy ki war a yar ki war a jàngale moom ak ki mu koy séqal faw ak doyloo dox seen diggante ki nga bëgg a jàngal bu la doyloowul bu amul confiance ci yow du sotti te loolu li koy maye mooy la koy fondé mooy sa légitimité yow miy jàngale wala yow miy yar et légitimité boobu dafay dellu ci wàllu jikko yooyu ràngoo dafay dellu ci wàllu xam-xam ba nga fa war ne maanaam la tax nga ñu jox la ko ngir nga war ko mën a def ci moom da war a fekk nga mën ca wala nga xam ca lu ko doy sëkk loo xam te ni day leer naññ pour nga mën ko jox kon confiance bi mënut a ñàkk ñaareel bi mooy la flexibilité des contenus te moo di ne tey su jàng jotee wala formation jotee la tax ca la ngay jàngal nit ki ca la nga koy formation nga ne du caagee ni tey lañ doon formé démb rek lañ doon jàng démb rek moom lañ ko ne di ko jàng ba tey bi ci des mooy du toujours ne la nga yéene woon ne moom la war a xam toujours moom ngay continuer ci processus bi léeg-léeg nga dox ba mu yàgg jamono indi lu yees loolu mu indi lu yees nga seet noo koy intégré ci contenu yi nga xam te ni moom nga koy jox ba ca des mooy une part prépondérante des moyens
munoo def sa taxawaay bi nga war a def ci wàllu yar ci wàllu formation fekk nekk amuloo jumtukaay yu méngoo ak sa yéene. jumtukaay yu méngoo ak sa yéene nag toujours tamit day delluwaat ci jumtukaay yu dëppoo ak jamono tey fii tey ñu ciy wax ci wàllu luy xarala yu yees waaye tamit dafay am lu am solo mooy day am mooy interaction communicationnelle bii dox ndax nag ak lu jumtukaay am solo lu yéene am solo kuy yar wala ngay tàggat faw nga jëfandikoo làmmiñ faw nga jëfandikoo kaddu te bu boobaa da faw nga di waxeek nit ki faw nga xam te ne fa la mën a déggee bëgg nag nit ki mën laa dégg moo tax waajur di wàcce boppam di waxin ak doomam waxin bu nga xamante ne waxinu dañ koy day niroog waxin bu xaleele loolee tamit moo tax jàngalekat ba ci classe ba léeg-léeg di mel ni ab comédien ndax dafay war leen jàngal ci làkk bu nga xamante ni xale yi nàmpuñu ko te moom déggul làkku xale yi kon faw mu wut diggante bi lu fa dox feeg nag moom muy góorgóorlu ba mën a dégg làkku xale yi su ko defee moo tax i tamit dina ci boole yu bari yéen na ci boole comédie dina ci boole lu mel ni théâtre nga foog ni yow kii kat day fo ndekete yow mu ngi ci yitte bu ko ñor ci loolu kon interaction communicationnelle boobu mënut a ñàkk te bur muy sotti faw ñu koy teg ci li nga xamante ni dafay dëppoo ak xelu ki nga xamante ni moom la ñuy yar mooy dëppoo ak xelu xale yi loolu moo fi indi li ñuy tuddee transposition didactique ndax xam gu ñu xam ne xam-xam yi ñuy jàng ci élémentaire bi di ko jàng ci moyen secondaire bi di ko jàng ak feneen yooyu yëpp fekk nañu yaxal ko université waaye nañ ko yaxalee université su dee ni noonu lañ ko bëggoon jël yenkewal ko xale yi ci suuf du sotti moo tax diggante boobu faw ñu wut nuñ koy woyofalee dina ñëw di wàcc ca moyen secondaire bi di wàcc ba ci élémentaire bi pratiquement contenu yooyu seet fu ñuy jaar ba woyofal ko ba mu mën a jàppandal pour ñoom loolu la ñuy dellu ci wàllu donc transposition didactique boobu ñaareelu baat bi nag mooy les notions de la notion de technologie de l'information et de la communication foofu dañ fay doyloo UNESCO définition ba mu ca joxe ndax ku ne wax na ci lu bari waaye dafa mel ni boobu dafay gën a pragmatique ci sunu déggin moom dafa wax ne UNESCO en 2010 dañu génne benn guide ba ñu koy defar rek dañoo waroon dem ci terrain bi def ay enquête def ay gëstu mu laajoon nag balaa ñoo dem ñu déggoo ci lan la technologie de l'information et de la communication di wund ca glossaire ba nag ci la ñu def liggéey bi en 2009 ñu publier ko en 2010 mu ne les TIC constituent un ensemble d'outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager, échanger des informations. kon ñoom li leen soxal mooy information bi jumtukaay bépp xeetu jumtukaay bu nga xamante ni technologie moo ko indi te mën a maye ñu jottali ay xabaar wala ñu enregistrer ko wala ñu sos ko wala ñu wesaare ko mu ne boobu dañ ko cay boole ñu ne ko waaw kon ñoo cay xalaat mu ne comme ñu mel ni ñoom ordinateur comme ñu mel ni ñoom ku mel ni internet ak la mu làmb ci site web yeeg blog yeeg ci aju yemul foofu mu ne naa ci dañ cee boole li ñuy tuddee les technologies et appareils de diffusion en direct mooy jumtukaay yi nga xamante ne day maye ngay jël xabaar bi di ko jottali ku fa nekkul ci même waxtu wi nga xamante ne ca lay amee moom diffusion en direct mu mun cee tudd rajo tudd ci télévision tudd ci diffusion sur internet mu ne waaye tamit du yem ci direct rek mun na nekk aussi diffusion en différé mu mun cee tudd podcast yi tudd ci lecteur audio yi vidéo support d'enregistrement yeneen yi waaye itam yemul foofu mu nekkoon téléphone ci la bokk moo xam téléphone fixe wala téléphone mobile yooyu yëpp da leen boole ci li ñuy tuddee technologie de l'information et de la communication kon suñu sukkandikoo ci boobu définition dañuy mën dégg ne kon ñoom yàgg nañ fi lu tax ndax su ci télé bokkee bu ci rajo bokkee te bu ñu jëlee am leneen i tamit da cay bokk parce que bu dee dimension technologique ba mooy le télégraphe
nga xam ne depuis 1832 mi ngi fi wala boog le téléphone depuis 1876 mi ngi fi kon yëf yi yàgg na fi déggin bi yaatu na waaye technologie yooyu ci jamono bi ñu toll nii dañoo amaat beneen avantage ndax bu njëkk xeetu technologie mu tudd dafa doon dañoo ku ci nekk dafa beru woon am sa xàll yii nekk ci télécommunication yi lii resté ci audiovisuel bi kese yii nekk ci informatique waaye ci jamono bi ñu toll nii tey dafa am lu su ko qu'on appelle donc une convergence boobu moo mayee léeg-léeg nga jël benn appareil bi mën a defandoo yu bari ci yooyu mu tudd te tey dox ci diggante ñett yooyu yëpp loolu nag bokk na ci li ko gën a favoriser mooy bi nga xamante ni li ñu tuddee le numérique accident moo ñëw nekk moom itamit technologie bu ñëw mais bi mu ñëwee dafa soxla waruwaay tik yi servir ko de waruwaay mu may leen doole ubbil leen yeneen ni bunt ba fexe ba benn appareil tik bu ci nekk rek léegi dina mën a ànd di defandoo lu ne tey fi tey koo fi jël sa benn sa téléphone bi nga yore di nga ci def yu bëri yu bokkul yoo nga xamante ni ca jamono xel xalaatu ko woon ndax lii mën na dellu ci wàlla enregistrement audiovisuel lii mën a dellu ci transmission d'information et cetera te loolu benn appareil bi nga am moom moo la ko may loolu nag et donc apparition donc numérique bi bokk na ci li nga gën a xamante ni moom moo ko gën a favoriser moo tax dafa may technologie yooyu ñu gën a am doole ubbil leen yeneen ni bunt ñu ne kon su dee ni noonu lañ ko ci déggee yooyu la mooy moom la tudd wàllu tik yi lan mooy li nga xamante ni moom moo leen caractériser lan moo leen màndargaal appareil yooyu yëpp soo leen boolee di ngay xam ni lu ñu nekk élément technologique terewul ñu ba tey ñu conserver seen dimension humaine te mooy lan danañ yëg ba tey ni loxo nit a fa jaar ndax interactivité bi machine bi ngay jëflanteel yaa ngi koy am loo koy sant moom mu ngi am lu mu lay jox léeg-léeg nga jéem dara mu ne la du sotti loolu dimension interactivité boobu daf fee resté waaye interactivité bi gën na yaatu ndax léegi may na la sax nag yow nga jaar ci jumtukaay bi ngir mën a jokkoo ngir mën a jëflante ak ku fi teewul ci wax téléphone ak ku fi newul ci appel vidéo ak ku fi newul ci jàngal ko wala defal ko leneen wala defal ko leneen donc donc interactivité boobu dafay feeñ benn lu ci des mooy les TIC sont simples à utiliser xaw ma lan lañ moo jafe ci jamono ji waaye du lu jëm ci xeet yooyu jàppandi bu nga xamante ni lu waay jàngadi soo ko wonee as tuut mu dem waaye waxuma soo ko wonee as tuut waaye soo ko bàyyeeg moom rek mu am ak copte tuuti rek dana ci découvrir yu bëri yu nga xamante ni kenn jàngalu ko kon seen ni ñu jàppandi seen jëfandiku bi ni mu jàppandee bokk na ci li leen caractériser te loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy gën a tax ñoom ñu gën a wesaarewu ci àdduna bi ci des mooy dañoo bëri ay canaux yu ñuy utiliser dinañ utiliser image dinañ utiliser son dinañ utiliser vidéo et cetera loolee tamit njëriñ la bu am solo bu nga xamante ni penc yi dañ koy soxla bi ci des mooy niñ leen di jëfandikoo dafay may nit ki mu am une certaine flexibilité dans la gestion de son temps ci jamono ak parce que am na yoo xamante ni mën na ko yóbbu fu ne léegi am na jamono nit daan sonn ci gàddu caméra dem feneen mais léegi benn portable bi mën ngaa dugg ak moom fu ne mën caa def leneen te am na yeneen yu gën a xarañ yooyu te gën koo néew gën sew te nit ki des ko gis bi ci des nag mooy dañoo nekk ñoo xam ne dañuy favoriser la créativité waaw tey bés bu ne nga dégg ñu ne créé nañ bu bees te yooyu foofu ci appareil yi mais ki yore appareil bi ci boppam bés bu ne mën na toog di créer yu bëri di soppi di teg léeg-léeg sax tey nga gis xale yi di photo bu ñu photo jël seen photo yi commencé nee nañ di soppi fii lu ne ñu yokk ci lu ne ñu dolli ci gën ko defaraat améliorer gën mu gën a am solo yooyu mais aussi dafay favoriser ce qu'on appelle l'autonomie te mooy boo amee ci appareil yu mel noonu boo koy jëfandikoo moom mën nga caa dem ci anam bu nga xamante ni dootoo ci soxla ndax nag li des te am solo
te part bu autonomie boobu bu ñu war cee dellu si mooy éducation bu mu munti doon xeetu tàggat bu mu munti doon xeetu yar bu mu munti doon fekk àggul ci ki ñuy yar mu mën a demal boppam dese naa réussir. donc notion d'autonomie boobu nag bu dellusee ci wàllu tig yi dafay nekk ne donc lu ñuy war a mën a sóoraale pour ëllëg ca kanam bi ci des nag mooy individualisation bi. dina am jamono nag nit ki dina soxla boppam mën a wéet ak boppam war a mën a demal boppam te jumtukaay yooyu dina ko may bu mujj bi nag mooy le libre choix de l'itinéraire pédagogique bés bu ñu àggoon tey ci war a jàng te war koo wax ut ab xam-xam te war koo jaaree ci tigi dina may kenn ku ci nekk mu tànn yoon ba mu koy jaar ngir mën ko def ndax nag buñ ko seen seet tey bu doon am njàng dafay am fu muy toll mu war a wér ñu war a toog dëgg mooy jamono bi nga xamante ni nit ki moom ci boppam dina fexe ba peeg li nga xamante ni moom la jëli woon jàngi ko moo xam da ko jàngi woon cours moo xam da ko nekk woon ca kanamu professeur ba wala da ko jëli woon feneen mais fi muy toogee dëgg mooy jamono bi muy wéete ak li nga xamante ni moom la bindoon di seet loolu naka la koy intégré ngir mun koo mën a jëfandikoo. loolee nag dafa am bitig yi ñëwee dafa am lu mu jur comme conséquence yi mu jur bokk na ci dañ ciy jukkat yenn rek surtout yi nga xamante ni moom mu ñuy gën a intéressé mooy dafa gën a consolider li ñu tuddee cette impression de compression de l'espace et du temps tey daanaka fenn soreetul daanaka distance amatul bokk na ci li ko gën a jàppandal mooy donc jumtukaay yooyu jumtukaay yi nga xamante ni donc dellu ci xarala yooyu jëm ci wàllu wasaare xabaar ak ay caaju beneen bi mooy xam-xam tey dafa gën a yaatu dafa gën a jàppandi gën a yaatu gën a jàppandi ba pare nag boole ci li nga xamante ni mooy monopole de production de conservation et donc de transmission du savoir ce monopole laa nga xam ne université ak ya ko wër ñoo ko amoon boobu monopole léegi dafa tas dafa éclaté wu ba tax na même université yooyu ak bibliothèque yooyu fi mu toll nii suñu adapté wu ñoom elles sont obligées donc ñu adapté wu pour que temps jamono bañ leen a raw donc dinañ continuer di liggéey ci présentiel bi waaye dinañ continuer di liggéey donc à distance ci yeneen yi daañu ci ñëw ci kanam. loolu bokk na leen ci des mooy li muy jur moo di ne li ñuy wax ne flexibilité bi di nga gis ku jàngoon ba am benn diplôme ak commencé woon benn liggéey mu dem jàngiwaat leneen utiwaat yeneen xam-xam utiwaat yeneen diplôme kon léegi sax maanaam profession sax léegi tëddeetul benn wet rek ci ñenn ñi bi ci des mooy habitude de travail et d'apprentissage yi mooy nañu miine woon di ko jàngee nañu miine woon di ko liggéeyee léegi soppeeku na xaw ma fan waaye léegi ci ko déggatul waaye Sénégal moo xanaa dégg nañ ko léegi ak jamonoy Covid bi ñu nekk ñuy tudd toujours télétravail donc loolu daf ñuy yóbbu ci ñuy dématérialiser donc les procédures ak ya ca aju ba tax na tey l'accès au numérique devient une nouvelle ligne de fracture loolu nag benn conséquence la bu négative la ndax nag moo dina lan mooy biñ ci numérique bi duggsee dafa gën a may doole gën a may kàttan ñi nga xam te ni ñoom ñoo gënoon a mën ñoom ñoo gënoon a yaat danañ ci gën a ñëw ci kanam pour wane ni donc ces TIC technologie yooyu bi nu accès ba numérique bi gën leen dooleel dafa mel ni donc différence yi nga xam te ne moom moo amoon ci diggante nit ñi ak ci diggante réew yi dafa mel ni nag dafa gën a yaatu ci ñu dugg ci ñaareelu tomb bi kon mooy éducation éthique quel type de rapport ñu njëkk cee jukki aperçu d'une intégration progressive naka ndax ñu xëy rek di wax TIC ci wàllu éducation moom lañu tuddee les TICE technologie de l'information et de la communication mais ça dans le domaine de l'éducation dañuy wane ni fa ñu njëkk a jaar médium bi ñu njëkk a utiliser mooy rajo moo njëkk a wàll si ci wàllu éducation jarul sori Sénégal moom ñi dund jusqu'aux années 80 81 82 jëm suuf yëpp dundoon nañ fi li ñu tuddee rajo scolaire
nga daan def ay leçons de langage ñu école bi bu ñu xëyee 8h ñu jox waa CI wala jox ñu ni après ñuy jàllale classe bi bu ñuy war a jël seen leçon yëpp ñu mën koo jël ñuy jàng donc la langue française à travers cette donc la rajo. beneen bi ci des mooy la télédiffusion mooy tamit beneen bi mooy télé bi moom moo dugg si kon yooyu bu ñu jëlee rajo ak télévision ñu ne ñoom bi ñu dugg see ci école bi lan moo leen mandargaal mooy ñoom dañoo boobu daa fekkoon ñu def une approche centrée sur les outils te mooy du contenu yi moom lañ doon façonné à l'image du apportu tigi mais dañ ko doon def en fonction des dispositions yi nga xam te ne moom la ñu technologie bi may muy rajo bi comme muy télévision bi nga gis ne comme tey foofu ma boo jëlee ay dëkk yu mel ni ay Côte d'Ivoire ay Niger ak Sénégal ci njàppale UNESCO après année 60 yi fekk nañu dugg ci yu mel noonu da ca liggéey yu am solo doon ci jéem Côte d'Ivoire am na lu mu ca def Sénégal am na lu mu ca def doon ci jéem dugal langue nationale yi à travers donc les classes télévisuelles ba tey ci dans cette approche centrée sur les outils am na lu ñu tuddee donc une utilisation massive de logiciels et de CD-ROM éducatifs bañ jógee foofu dugg dans les années 90 bële c'était dans les années 60 pour ñun mais avant les années 60 nekkoon na en Europe nekkoon na aussi dans les pays donc d'Amérique du Sud et autres mais damay des ci cadre africain bi ci cadre africain dans les années 90 maintenant ñu commencé dugal ay logiciels yu nga xam ne dañ koy préparer pour nit ki mën cee jaar mën a jàng di jël ay CD yoo xam ne dañ ciy def ay cours def ci ñu nit ki di ci wéyal di ci jàng ñii daan nañ jàng anglais ñi di jàng arabe ñu jàng espagnol di ko jaarale ci ay CD ak yeneen bi ñu demee nag dans les années 2000 ñu daal di commencé dugal nag ce qu'on appelle les ordinateurs individuels moom lañu tuddee ordinateur portable yooyu nag commencé di dugg si ñuy équiper écoles yi di équiper étudiants yi di équiper élèves yi ngir ñoom ñu mën di jëfandikoo ordinateur yooyu ngir di jàng waaye jàngalekat tamit di ko mën di jëfandikoo ngir di gën a yeewenal seenu njàngale ba tax na tey bu ñu doxee ba ñu àgg fenn fi yëf yi soppeeku tuuti mooy nag ñu jógee d'une approche centrée sur l'outil on va maintenant vers une approche centrée sur le contenu et les usages. Cette approche centrée sur les contenus et les usages dafay jaar par internet par la téléphonie mobile kon tey jàngatuñu rek jaaratu ko ci télévision wala demee noonu mais dañuy jàng di ko jaarale internet mais aussi dañuy jàng di ko jaarale ci téléphone mobile yi nga xam te ne moom la ñu ne loolu moo fi jur ay université en ligne yi bari nañ nu ñu tuddee université virtuelle Sénégal am na ci avant loolu yeneen université dinañ doon liggéey ci yu mel noonu am na université yoo xam te dañuy boole ñaari des cours en présentiel et des cours donc en ligne ci lañ ngay duggee ce qu'on appelle les campus numériques ci la plateforme numérique yi di dugg ak yeneen yoo xamante ni day may donc ñu mën a jàngale ndax avantage bi bokk na ci boo jëlee ce qu'on appelle donc les MOOC si yenn xeetu plateforme la yu nga xamante ni day permettre ñu ubbi ko parce que am na université en ligne yoo xam ne ni da ngay inscrire mu am yi frais mais am na ci yoo xamante ni du ci cadre université ñoo ko parce que ab structure mën na ko organiser comme ku mel ni UNESCO wala keneen dañuy organiser donc ay formation yu mel noonu def daal di annoncé léegi nag bu boobaa dañ koy ubbi képp ku bëgg a bindu nga ñëw mën a bindu l'essentiel mooy na nga am accès à internet te ngay mën di suivre cours yi soo paree day am ay certification yu ñuy joxe ak ya ca aju te lépp jël cours yi évaluation yeeg yëpp dañ koy defee en ligne léegi tey kon ñu war a laaj yan enjeu la donc la am bi TIC yi dugg see ci éducation yan enjeu la am na des enjeux sociaux te mooy ab système éducatif su fekkente ni dafa wëgg wax ne dafay wane une certaine pertinence dafa bokk ci li ñuy xaar ci moom mooy mu dëppale offre éducative am ak fi jamono toll ak fi soxla doomu aadama yi toll loolu su amul pertinence bi dafay des et enjeux sociaux yi foofu la dellu te xam nañ ni tey xeetu liggéey boo munti jël ci àdduna
daaniki mënta dem te du yóbbaale ces technologies là. kon nag dafay baax système éducatif moom ci boppam bu bëggee nekk en cohérence avec le corps social moom mu fexe yooyu nu mu koy intégrer ci naka ci nu mu koy jëfandikoo waaye ci nu muy fexee ba ay njabootam peeg yooyu jumtukaay. bokk na ci enjeux sociaux yi yenn jafe-jafe yu ci mën a judd ndax su cay mën a judd il faut nga teel a seet foo jaar pour anticiper ko. il y a des enjeux pédagogiques. ces enjeux pédagogiques là benn yenn yi dafa dellu ci jàngalekat yi yeneen yi dafa dellu ci xale yi nga xam te ni ñoom ñoo war a ndongo ñoo war a jàng muy élève bi wala muy étudiant yi. bu dee ci wàllu jàngalekat bi mu ngi naan waaw man tey bu technologie bu ma ko tàmbalee jëfandikoo ndax du am lu muy soppi ci sama wàllu taxawaay ci sama wàllu xam-xam ci naka laay jàngalee ne ah kay dana am lu mu ci soppi waaye soppi gum ci soppi boobu dana laaj ba xam ndax luy gën lay doon wala lu koy wàññi lay doon. xale bi nga xam te ni moom mooy jàng muy élève bi muy étudiant bi wala muy professionnel bu nekk en reconversion ñoom i tamit jëfandikoo bi ñuy war a jëfandikoo technologie yooyu dafay am enjeu bu cee taxaw te mooy fexe ndax dina leen gën a may ak xereñ ndax dina gën a jàppandal seenum njàng ndax dina leen ubbil yeneen i buntu et cetera. beneen bi enjeu bi mooy c'est des enjeux scientifiques te mooy innovation boo xam te ni dafay juddu bees day baax ñu koy gunge avec une documentation te li yàlla dogal nag mooy ci domaine technologie de l'information de la communication la production scientifique est très fournie mais aussi la production bi nga xam te ni dafa jaar à travers donc la presse les médias loolu tamit c'est très fourni ce qui fait que donc quelque part donc la dimension liée donc aux enjeux scientifiques dafay feeñ mais ñu jeexalee ci foofu rek mooy les enjeux liés à la gouvernance scolaire bu ñu fàtte ne système éducatif boo gis rawatina bopp Sénégal bokk na ci tey ay priorité am mooy mu am une gouvernance beaucoup plus efficace beaucoup plus efficiente loolu tig yi bu ñu dee ñëwee dañuy mën di renforcer le pilotage institutionnel donc ñi nga xam te ne ñoom ñooy jiite moo xam ñi nekk ci ministère yi la moo xam ñi nekk ci inspection yi la moo xam ñiy diriger ci yeneen université la wala demee noonu jëfandikoo bu ñu war a jëfandikoo tig yooyu am na lu mu leen di indil muy njariñ. beneen bi mooy la dématérialisation de certains actes administratifs loolu tey jaruñu ciy sori wax dëgg yàlla fii ci Sénégal buñ demee tey ba teg fi le système bi ñu tuddee SIMEN muy système d'information et de management de l'éducation nationale won nañu ne am na yenn ti procédures yi nga xamante ni véritablement ñu mën nañ faa jaar te ñu ngi fay jaar ba nga xamante ni dinañ faj soxla yi à distance dootul jaadu mukk ab jàngalekat parce que tout simplement dafa am benn soxla benn këyit mu daal di tëjub école tëjub classe benn fan wala ñaari fan ngir dem Ndakaaru ngir fajul lool te fekk te mu mën a toog fi mu toog utiliser téléphone am wala mu utiliser ordinateur am daal di wax soxlaam pour ñu fajal ko bu fekkee loolu war daa mën a nekk dootul jàddu kon ñi perdre ay heures ci kantum bi ndax loolu donc cette dématérialisation là dafay nekk luy farata te mu ngi feeñ tey boo delloo ci wàllu compétition wu poste yi tey balaa ñuy waxu dépôt de dossier physique les gens ci par internet la ñuy jaar ci Mirador ba mën a régler loolu ba mu sotti te mun nañoo bañ a déplacer wu. mu ci des mooy dañuy créer ay interface yu nga xamante ni dina permettre échange di mën a am njàng di mën a am waxtaan di mën a am ab lëkkaloo di mën a am sax diggante ñi nga xamante ni ñooy jàng ak jàngalekat yi. waaye loolu boo ko dee wax dafay mel ni dafa kawe ba tey ñu wàcc si ci biir école bi wàcc si ci ab collège wàcc si ci ab lycée wàcc si ci ab école élémentaire ñu ne waa ndax amal na leen njëriñ ci cadre gouvernance bi ñu ne ah kay au-delà de la gestion administrative amal na leen beneen njëriñ ndax tey kii ubbi am compte ci Google Classroom au-delà ressources numériques yi ma fay mën a jëfandiku jëlee ak yeneen pour njàngale mi mais am na fu muy jaar pour na di lëkkaloo ak parents d'élèves yi te nag ku ne xam na ni bokk na ci li gën jafe léeg-léeg mooy nga woo waajur yi ba ñu wuy si la école léegi tey soo amee application bu nga xam te ni dina la mën di may à temps réel ngay waxtaan ak ñoom di jëflanteeg ñoom dina am lu mu wàññi ci ñàkk a jokkoo ci ñàkk a lëkkaloo diggante école bi ak waa kër ga moo tax amaat na beneen
bu dee Google Classroom moom c'est gratuit. am na beneen bu ñuy wax Classroom boo xamante ni moom Google Classroom avec C lañ koy binde mais Classroom avec K kese lañ koy binde boobee tamit c'est disponible sur le net da nga koy télécharger dina la mën a permettre boo ko installé parent bu ko am moom bu installé ko moom itamit dina la mën a may ngeen di mën di jokkoo. am na beneen bu ñu tuddee Connecto am na lu ñuy tuddee Zoom pour l'éducation moom comme ni Google Classroom di mën a jàngale di mën a def leneen noonu tan la ko mënee waaye tamit dina ci mën di may nga mun ci sukkandiku ngir mun di jëflante ak waajur yi ci anam bi nga xamante ni dana gën a yemb dana gën a am solo waaye yooyu yëpp mën naa sori. am na fi bu fi jàppandi lool te jege lool mooy WhatsApp loolu moom je crois que mën nañ cee bañ a développer loolu may na ay occasion ñu bëri ñu sukkandiku ci mën a jëflante ak waajur yi gën a mën a dem ci anam bi nga xam ne moom lay gën a yéwénee. ah léegi ressources yooyu yan moo ci nekk yu ñu mën a utiliser ci wàllu njàngale mën nañ utiliser lu ñu tuddee les didacticiels bu ñu nee didacticiel nag mooy c'est un logiciel éducatif rek logiciel la bu ñu defar boo xam te mën nga ci sukkandiku pour jàngale pour jàng. nga xam ne donc c'est souvent ça mën na nekk un apprentissage en autonomie boo jëlee le logiciel Cabri en géométrie am na yeneen logiciel yoo xam te ni boo koy jàng bu yeneen didacte yu ñëw yoo xam te ni ci wàllu français nga la mën a nekk lii ci mathématique lay nekk lii ci arabe lay nekk lii ci yeneen ak yeneen ba tey nii sax bëri na ay dictionnaires yoo xam te ni c'est des dictionnaires yoo xam te da nga koy utiliser c'est des dictionnaires numériques PowerPoint dañ ciy sukkandiku ngir mën a jàngale en présentiel wala boog à distance yooyu yëpp mën naa nekk même bu ñu demee ba tey ci suñu làkki réew mi am na ONG bu ñu tuddee ANAFA ñoom créé nañ benn didacticiel bu ñu tuddee AlphaNet buy nga xam te ne day may nit ñi ñu mën a jàng ay làkk réew mi comme yu mel ni wolof séeréer mbandeng pulaar soninke joola mandeng ak yeneen ya caaju waaye ni nga amee le didacticiel muy permettre mu lay may nga mën a jàng noonu nga amee aussi les logiciels mu logiciel moom c'est des logiciels yoo xamante ni day permettre day pour ay jeux la mais souvent c'est des jeux éducatifs moom la ñuy gën di privilégier ci foofu. il y a le tableau blanc interactif il y a l'apprentissage en ligne tey ñuy wax le e-learning nga xam ne boo koy def da ngay soxla ordinateur te bokk na ci ay avantages am mooy sa ordinateur portable ngay utiliser te mën ngaa organiser sa temps waxtu wi ngay mën a participer bi nga dul participer et cetera waaye am na beneen bu ko gën a yombal gën koo jàppandil mooy c'est le m-learning nga xam ne moom sa téléphone portable ngay utiliser mooy boo amee ab sa smartphone wala nga am sa tablette mën nga ci sukkandiku di jàng en ligne par rapport à ça loolu nag soo ko gisee tey moo leen ne ubbi na la ay bunt yu am solo ndax bu ñu demee ba téléphone mobile bi mën di ko def tablette yi di ko mën di def c'est parce que donc il y a la présence du numérique et bu boobaa ça donne beaucoup plus de liberté donc à l'apprenant ci aspect boobu. am na yeneen élément ba ci réseaux sociaux yi waaye duñ ci sori ndax am na thème pour ça léegi nag ñu ñëw ci rapport générateur de tension moo di ne tey bi ñuy dugalee tiggi ci wàllu njàngale am na ay 10 léeg-léeg yuy feeñ mais du 10 rek dañ koy jël tey ci ñaari càlla la benn buñ ci jël dina am càlla la bu nga xamante ni mën na nekk lu yéwén weneen càlla la bi nag moom day doon safaan wa bu njëkk bi mooy d'un cadre favorable aux compétences sociales à l'apologie d'antivaleurs ku ne xam na ni tey interactivité bi ñu wax ci wàllu tig yi jàppandal bi muy jàppandal wàllu communication bi ak jegeyonto bi ki nekk Chine ngeen mën di waxtaan ki nekk Tambacounda nga nekk Dakar ngeen mën di waxtaan di jëflante loolu mën bokk na ci lu muy développer mën na développer ce qu'on appelle l'empathie et le sens de la communication du sujet jëfandikoo bi nga leen di jëfandikoo dana tax ngay mën di bàyyi xel nekkat ndeket du yow rek yaa ne ci àdduna keneen a ngi fi keneen kooku fi nekk ci yan condition la nekk léeg-léeg pour nga mën a ti nga léeg-léeg nga ne waa su ma nekkoon à sa place nu muy demee waaye tamit ci jàng ci waxin ndax ci biir bi ngay wax ak nit ki di jëflante ak moom mën naa am teykat gaañ naa ko su fekkente ne man damay jël recul donc fii nag mooy ci aspect moment bi nga xamante ne dañoo nekk ci aspect yu positif yi beneen bi mooy dana la jàngal nga am une certaine confiance en soi ndax yi tamit lu waay di dox ci àdduna
su ci doyloowul boppam wóoluwul ci boppam du ca mën a sori. dana mën nañ cee jàngee tamit fu ñuy amee benn une certaine patience boobu ci ki ngay jëflanteel te bëgg ci moom mu am lu mu wut de évolution, bëgg ci moom am mu soppeeku, wala boog bi ngay jëflanteeg moom am ngeen ay contrat bu ngeen nuwee wala leneen ak yu demee noonu. su fekkente ni nekkuloo koo xamante ni ku nangoo muñ nga, ku patient nga, du sotti. léegi nag jëflante bi ngay jëflante nit ñi te muy jaar foofu, lii da bokk na ci lu koy favoriser. waaye tey ku ne xam na ni baat bi nga xam ne moom lañ gën a miin ci cadre yii bokk na ci baatu partage. kon su fekkente ni dégg nañ ko, su fekkente ni encadré nañ ko, ngay gis ñu ne ah waaw moom day tey ci groupe bi moo partagé sàngam, kii ne partagé naa ko naa kii ne partagé na. boog baatu partage ak la mu wund yëpp ci wàllu solidarité ak la mu wund yëpp ci wàllu yëg-yëg, su fekkee encadré nañ ko, su fekkee toppatoo nañ ko, su fekkente ni bàyyi nañ ko xel, non war na mën a nekk élément bu nga xamante ni dañ ci mën a sukkandiku te dañuy jaar fii te dina mën a may nit ki ci wàllu teggin yeeg jikku yi nga xamante ni moom la ñu war a yenkeewal ci moom ngir mu mën a jëflante ci penc bi jëflante bu jaar yoon. loolu yii war na ko mën a favoriser. ah bu loolu amee nag mel na ni am na lu nekk ci wet ga, mooy am na benn xeetu jëfandiku win boo xamante ne suñ ko buñ ko delloo ci wàllu tikki dafa mel ni safaan lay jur. te biñ ciy tudd rek te mën ko cee doyloo mooy dafa mel ni dafa jàppandal ñàkk wax dëgg. allo diw mu ne waaw man maa ngi nii di wàjju dugg Dakar, te fekk mu ngi toog biir Thiès wala mu ngi ci kaw lalam. du téléphone bi, waaye daf koo may mu mën a def loolu. kon ci nit ki la. mais su fekkente ni loolu nemul woon jamono boobu moom boobu xeetu ñàkk wax dëgg du ca feeñ. bi ci des ba ci réseaux sociaux yi tey ni mu yombee ñu diffamer nit, sosol ko loolu jumtukaay yi dafay moo ko mayee. te ku ne xam na ni sos, ku ne xam na ni ñàkk wax dëgg fa ko lislaam budul sax lislaam ñëpp ku baax rek bëgg nga wax dëgg. kon bu boobaa dana yàq sa ngor, dana yàq sa diine, dana yàq sa nite. noonee tamit ni ngay mën a ñëw di sosal as gor, loolu tamit la muy def ci yow di ko jeexital ba muy def ci yow du la may nga mën a jëflante ak nit ñi jëflante bu ñoŋ. ndax yaa fi waxoon démb rek doy na sëkk sabab pour nit ñi commencé di la daw ak di la wëtt. te loolu tey loolu yombal na ko. am na beneen aspect mooy le caractère chronophage de certains usages. mooy tey bëri na ku yàq temps am wala kuy ñàkk jot. te ñàkk temps beeg ñàkk jot bi yëpp dara warulu ko rek mooy nekk ci outil yu mel noonu ba nga xamante ne xamuloon noo koy jëfandikoo, sa jëfandikoo ko defuloo ko avec mesure ngir mën a bàyyi xel loolu. am na yeneen i élément waaye mun nañ ca doyloo boobu. bi ci des mooy d'une dissymétrie relationnelle confortée à une inversion des pôles. xam nga Philippe Mérier nee nañu c'est une relation, l'éducation c'est une relation dissymétrique. tey ki nga xamante ni mooy pôlu éducateur bi su fekkente ne am na benn maîtrise bi ci technologie yooyu, mais légitimité ba mu doon soxla woon, confiance ba mu soxla woon, da koy gën a renforcer ndax da koy jàppale ci taxawaayam. waajur bi ci kër gi su fekkente ni moom xam na naka la ñuy jaar pour jëfandikoo wàllu TIC yooyu ak ya ci aju, mais da koy jàppale ci yar gu muy yar doomam. te bokk na te léeg-léeg nag bëri na xale yu nga xamante ni su fekkee nga xamante ni moom alxuraan a ko ñor day jàngi daara ja, su fekkee su wàccee baayam moom mën na kaa ne ko kaay nga tari, su yàqee mu defaraat ko, kooku bu fonkoon baayam benn dana ko fonk ñaar wala lu ko ëpp. ka nga xamante ni moom football baa ko ñor su fekkee baay bi dana ànd ak moom
ñu ñibbisi mu ne ko tey bal bi ni nga ko réceptionné kat dafa mel ni du noonu mu ne ko kon bàyyi na ko naka laa ko waroon def mu ne ko ni nga ko waroon def wala na la ko waroon def kookee ak ni ko football neexee ak ni mu ko ñoree bëtu ci baayam cër bi mu ko joxoon dana gën a yokk ci wàll boobu. naka noonu tamit ki nga xamante ni dundam ak xalaatinam ci jamono jii daf ko delloo ci cadre tig yooyu maîtrise bi ci waajur bi di am da koy dolli ngir mu mën koo gën a di saytu di gën di bàyyi xel ndax itamit bëri na ku ñuy nax c'est parce que da ngaa xamul li ci technologie yi waaye bu dul loolu kon xale dinañ am fuñ la jaar bu fekkente ni nag safaan baa fa nekk te mooy ne ki war a yar wala ki war a jàngale dafa am des compétences limitées dans le domaine du numérique bu fekkente ne kaaw jàngalekat ba la benn mu bañ ko jëfandikoo am na lu mu ko mën a wàññi ndax dina am yu muy soxla xam nga tey ki ñëw nekk à l'élémentaire nekk au CE1 di bëgg a jàngale yenn aspects yi ci géographie soo amul yenn animation yi mais du feeñ ki nga xam ne fi mu nekk amul dune amul yooyu te mu bëgg a jàngale yu mel noonu ci classe yi nga xam te ni jàppandal na fa du sotti noonu ngay gisee tamit koo xamante ni day dafay jàngale SVT am ay animation am ay ressources yoo xam ne da koy may mu mën caa dem su dul loolu da ngay rester ci méthode ancienne am na efficacité am nag am na efficacité am waaye bu ci lee dolli kee day gën a am solo fa muy yéesee nag mooy ku ko nar a tàmbalee jéem a jëfandikoo te fekk amoo ci benn maîtrise bi boobu moom day mujjee doy waar su dee ci wàllu waajur bi inversion bi mën na am ñaari mbir te mooy ñoom miinuñu lool xarala yi xale yi ñoo ko miin su fekkente ni xereñ mu nga fa dañuy fexe xale yooyu ñu valoriser seen compétence yooyu su boobaa dina am lu mu yokk seen diggante cofeel ak seen su fekkente ni nag xereñ nga newu fa ba tax ñuy nourrir benn genre complexe d'infériorité day jur beneen conséquence te mooy dafay soril doom ji ci ay bu ko defee mën na nekk ci biir kër gi waaye dootuñ jokkoo bu am solo su ko defee nag la mu manqué foofa da koy wuti dabu ji ci keneen mais keneen kooku mu koy dabu ji nag malheureusement dañ dul xam mooy kan dañ dul xam lan mooy yéeneem dañ dul xam fu mu la ko jëm bi ci des mooy de l'accroissement de l'efficacité pédagogique à l'exacerbation des inégalités xam naa ñu ràmbal ko rek ci élément de détail yi waaye bi ñu dugalee yenn technologie yi werante am na ci ndax am na lu mu am na efficacité ndax am na lu mu dolli ci njàng wala déet waaye tey bu ñu demee ci Côte d'Ivoire ñoom ba ñu utiliser woon la télévision à l'école de 70 à 77 ñu def évaluation UNESCO suivre ko ñu topp ko ñoom daal gis nañ ne le rang am na au moins un intérêt bu wér mooy sur le rendement interne te mooy boo jëlee CP1 ca ñoom jamono mooy CI ba CM1 gis nañ ne seen taux de redoublement ci jamono boobu dafa wàññeeku ñu am un écart de moins 11,3% au CE2 aw ba moins 16,6% au CP1 kon écart bi ci gën a ndaw moo nekkoon moins 11,3% ba ca gënoon a mag nekk moins 16,6%. loolu nag ci taux de redoublement su wàññee ko ba àgg ba foofu di nga yaakaar ne am na fi une certaine efficacité interne te loolee wokk nag le télévisuel moom la ñu mel ni Rasoul ak ay mbokkam 2011 ay pakistanais lañ ñoom moom la ñu wax ne loolee feeñ ci télévisuel bi moom mooy feeñ aussi ñoom ci seen gis-gis ak seen jàngat day roogalaat ba ci yeneen outil technique yi que ne ñoom bu ñu leen jëfandikoo ci anam ba mu gënee day tax njàng mi gën a ñoŋ kooku seen xalaatin la waaye su fekkente ni jumtukaay yaa nga fa te am na contrainte techno-économique yi yooyu wàññi fexewuñu ñu lever ko mais lañ ca doon xaar mën nañ ko caa bañ a am
te mooy su fekkente ni formation de qualité nekku fa pour jàngalekat yi, su fekkente ni jumtukaay yi matul, su fekkente ni xale yi sóoraale wuñ leen ci na mu gën a rafete, su fekkente ni waajur yi, ndax bëri na fi yeneen expérience saa bu échoué c'est parce que communauté bi daf ko comprendreul. C'est parce que communauté bi daf ko comprendreul, mais su ko communauté bi comprendre en général dina ko mën a gunge. waaye loolee suñu deful ndànk dana bu fekkente ne yooyu yëpp bàyyiwuñ ci xel, bàyyiwuñ xel ci investissement yi, day mujj creuser écart bi diggante ba indi encore de ay inégalité. fii tey fa nga xamante ni fa la les tubaab yi toll ci seen i réew ci wàllu développement boutique yi ñëwee, ci ñoom lay gën a favorable mu gën ko renforcer que ci ñun, te bu boobaa liñ ñi raw day gën a bari. waaye loolu bu ko comparaison boobu duñ ko yemale ci diggante suñu réew yi ak réewu tubaab yi rek, waaye bu ñu dugg see ci suñu biir réew yi suñu bopp, diggante zone yi nga xamante ni ñoom am nañu accès ci internet ak zone yi nga xamante amuñu accès ci internet, kon bu boobaa su fekkee dañoo bëgg di généraliser affaire bi, rawante bi day gën di bari. waaye tamit diggante famille pauvre ak famille aisée, ndax nag ce qu'on appelle donc la reproduction des inégalités, naka jekk suñu bàyyiwul xel loolu du fi jóg. te mooy su fekkente ni ñi nga xamante ni ñoom seen loxo jot na seen ginnaaw, ba seeni waajur ñoom seen bopp dañu jëfandikoo tig yi ba dañ leen ci wàll di leen ci won yoon, suñ dellu seen loolu di ko jàngee ci biir école bi, te mu am ñoo xamante ni seen ñoom environnement boobu amuñu ko ci kër ga, ñee dafay am fu ñuy rawee ña ca des. moom la ñuy tuddee donc foofu la ce phénomène là donc de reproduction donc des inégalités. waaye du yem foofu, beneen bi mooy de la noblesse des intentions à l'impact limité de leur mise en œuvre. boo ko delloo tey yéene yi rafet na, UNESCO yéenam rafet na ci fexe nu tig yi gën a développé woo nu muy fexee ba accompagner politique éducative yi, nu muy fexee ba élaborer ab guide de mesure pour l'intégration des technologies de l'information et de la communication en éducation, defar na ko en 2010. defal na un référentiel de formation des enseignants et cetera. loolu àdduna bi yëpp war koo bokk. waaye boo wàccee tey Union africaine, ñoom itamit daga tëgg nañ benn stratégie continentale de l'éducation mu war a dem diggante 2016 ba 2025, mais seen troisième objectif foofu moo nekk lan, mooy naka la ñuy fexe ba ñu exploiter la capacité des TIC pour améliorer l'accès, la qualité de l'éducation et de la formation ainsi que la gestion des systèmes éducatifs. nga woon ne kon boo ko seetee ci ñëwul foofu ñu xàll kon maanaam bàyyiwul dara. loolu yëpp ay yéene la, yéene yooyu bu ñu ko wàccee tey ba ci biir Sénégal leer na nañ ci lettre de politique sectorielle bi nga xam te ne moom mooy gérer wàllu éducation, que ni bëgg nañu fexe ñu développer un accès équitable, mais aussi une éducation de qualité des apprentissages, mais aussi une gouvernance plus efficace, te di ko jaare ci TIC yi. loolu leer na fa. suñu delloo ci référentiel de formation yi ba tey Sénégal, boo duggee ci référentiel de formation dans les CRFPE, loolu leer na fa que ni mën nañu ñoo am nañ yéene ba prévoir nañ fa ay compétences yu mel noonu pour ñu mën ko doxal pour won caa wéyal. waaye problème bi nag mooy dafa mel ni njaw des na xambin. lu tax njaw desu xambin mooy environnement bi mën a permettre loolu mën a dox dafa mel ni des na ba tey. suñu taux de pénétration internet ba léegi encore dafa faible. le taux de pénétration encore mobile, téléphone mobile dañuy wax ne en 2018 on était à 44%. progressé nañ lool waaye ba tey des na. mais aussi une faible diffusion de l'internet, ñu ngi ko doon estimé à 24% en 2016. te bu ñu wàccee fii tey pour l'Afrique de façon globale, mais bu ñu ñëwee suñu réew yi ñun soowu jant gi ñu nga fa nekkoon à 20%. kon maanaam ba léegi kon conditions yi des na pour ñu mën a dem. ba ca des nag mooy ku wax jëfandikoo téléphone ak ordinateur ak yeneen foog nga xalaat wàllu courant, te dafa mel ni foofu des nañ fa am maîtrise bu ci am solo. beneen bu ko mujj bi mooy investissement yi. léegi les investissements yi ñuy def ci cadre jëm ci wàllu TIC yi dafay xaw a néew, te yu néew yañ cay am léegi les lignes dañ koy wekk les partenaires financiers extérieurs. boo jëlee tey ci paquet bi de 2013 à 2015 lignes ya fa nekk yépp bu ñu waxee source de financement ñu ngi ko yaakaaree donc le partenaire extérieur yi. te loolee su amee mais
doo mën a am benn autonomie bi ngay soxla pour mën a développer sa wàll. bu loolu jàllee kon ñu ne waa kon est-ce que kon yooyu yëpp bu fi dajee jafe-jafe yi am na yii yëpp taxaw na est-ce que du laaj tey éducation ci boppam daal di seet moom ban taxawaay la mën a am jëmale ko ci wàllu TIC yi au-delà ci infrastructure yi loolu au-delà ci investissement yi ak ya caaju ndax tey gis nañ ni la logique du marketing moom mooy daw ba tax na ku ne dana créer logiciel ku ne dana créer didacticiel ku ne dana créer ay jeux ba ci donc émission yi ñuy jox jagleel xale yi ci wàllu télé bi mais léeg-léeg du doon des émissions de qualité souvent boobu tamit wala bokk yi du nekk des logiciels de qualité moo tax nag mu am ay xalaatkat ay américains lañ ñu gëstu daal di teg maintenant lu ñu tuddee donc étude ba mu tudd donc mettre l'éducation dans les technologies éducatives les leçons des sciences de l'apprentissage ci biir document boobu nag ñu wane ci ne bu fekkente ni yow waajur bi la wala yow jàngalekat bi la dangaa bëgg wut ab logiciel buy jàppale say doom pour ci njàng mi wala pour ci wàllu yar wala ab jeu ñu ne na nga bàyyee xel juróomi critères yoo xamante ni soo ko bàyyee xel loolu dana la may nga xam foo jaar pour tànn benn bu njëkk bi mooy na nekk ne élève bi day nekk un apprenant actif maanaam bu mu toog rek ñu di koy sol xam-xam bi mais ni ko logiciel bi di programmer wala ni ko émission bi di programmer na ko may mun a participer ci ni muy amee utee xam-xam bi ñaareel bi mooy ça engage les élèves dans leur apprentissage sans les distraire c'est important parce que tamit bu ñu bàyyi xel parce que kiy jàng dafa soxla mu teewlu su fekkente ne ci biir processus su njàng mi daf ci am yoo xam ne da koy fay ñoo xam ne da koy distraire du doon du nga xam te ne moom mooy gën ñetteel bi mooy mu ne est significatif dans le contexte de l'élève et foofu la proposition union africaine yi amee ndax moom bokk na ci proposition yi ñu am solo moo di ne dañu fexe ñu ut ay ressources yoo xam ne dafay dëppoo ak réalité africaine yi mais léeg-léeg nga gis ku dem ci net bi rek jël fa ay ressources yooyu du nekk du dëppoo ak contexte africain du dëppoo ak contexte sénégalais nga ñëw jël bu koo jëfandikoo ci suñuy ay doom beneen bi mooy ça développe la curiosité de l'élève et son autonomie à apprendre te mooy lan gis nga ki nga war a jàng ki war a xam dafa nekk ku nga xamante ni day may nga mën a sukkandiku ci sa autonomie de mën a demal sa bopp waxoon nañ ko sànq fekk njàng mi yóbbuwul foofu yëf yi du mën a sotti su ko defee kon xëy na waxtu bi mu ngi ñuy dab loolu mu nekk ay mbir yoo xam te ne bu ñu ko dajalee bàyyi ko xel état bi def taxawaayam waajur yi bàyyi xel jàngalekat yi kenn ku ci nekk jëm vers les technologies de l'information de la communication ñu fexe ba nga xamante ni na ko nañ koy waxee ci le mur de l'information bañ ñu dal te moo di ne donc ce mur de l'information dafay ñëw ba information dañoo bare ba nga xamante ni dañuy tere ñu mën a accès ji ci xam-xam yi ci connaissance yi ba tax na nag dañuy nekk ñoo xam te ne dañuy bëri information waaye dañuy nekk ay ignorant te Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy nag waxoon nañu ne l'ignorance ne signifie pas forcément une absence de culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert pas et aussi c'est-à-dire le fait de ne pas se servir de ces éléments-là est aussi un signe inquiétant de l'ignorance. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون